bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum soppe ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média waxtu bi nag di waxtu wareef ñu ngi ciy nuyu sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel ñaanal leen kendal ak jàmm dinañ ko wax ñi nga xam ne itam ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gudul jeex noo ngi leen di nemmeeku ziyaara leen ziyaara itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér yal na yàlla sàmmal nu leen bu baax sàmmaale ñëpp macha allah sàmmaale ñëpp moo tax sunu xel dafay dem ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi yal na yàlla yëkkati malades yi nekk ci barab yooyu ak malades yi nga xam ne itam ñoo nekk ci biir kër yi ndax période pandémie la ñu nekk te gis nañ ne mën ngaa toog itam sa biir kër di faju bu la ko docteur yi waxee noonu la kon yal na yàlla wéral ñëpp sàmmal ñu nekk itam ci wàlli santé macha allah ñu ngee bàyyi xel ñi nga xam ne caabi def leen a féete gannaaw masalu leen coono toogaay yooyu waaye di leen fàttali ne rek ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci yi fii am mooy les hauts et les bas de la vie waaye bu yàlla feesee dellu soxol incha allah lu ñëw danga attan ñuy ñaan yàlla rek yàlla yërëm nu ñun ñëpp defal nu jàmm yërëm itam sunu wayjur yi baax yi nga xam ne dañ leen a teel a ñàkk noonu lañ koy waxee donte nag yàlla xam lu jot mu def ko waaye ñu ngee ñaan yàlla mu atte leen ci njéggalam ak yërmandem yaa rabbi mën na ko yàlla na ko def ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu nu ko waxee ci ñoom ñëpp macha allah sunuy wasila sunuy soppe sunuy wayjur ci la sunu xel di dem macha allah yal na yàlla dolli jàmm ci Sénégal waree fa ngi nii ma ànd ci ak mami Linguère macha allah mami Linguère Diop nga xam ne moom itam saa bu dikkee rek fàttali ñu li nga xam ne moom la maam daan wax waaye fàttali ñu itam yi nga xam ne day faral di xew ci kër yi moom laa tuddee Koné Ndakaaru baaral africain bu ngeen ko séenee rek Ndoye Bane dafa dem mission daal di ko fi yebal kon moom itam miin na plateau bi waaye miin itam li xew à travers toute l'Afrique macha allah keneen koo xam ne bànneex la tey bu nu ko dalalee fii muy Daouda Mine ni ma koy wax sànq ma ni ko mais Daouda yoog ñoom Fatou Dieng da ngeen may wax dëgg yàlla yéen ban waxtu ngeen di yeewu kon ñooñu tam ñu ngi leen di nuyu bu baax di kontaan ci ñoom nee naa ko itam cours droit yi may jël daanaka ci moom laa koy jëlee suba teel ndax léeg-léeg mu wax ma gaawantu jóg bind ne ndekete yow nii la kon pour wax leen rek ñi nga xam ne ñoo fi jot a toog mami maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Eva di la ziar bu baax di la laaj naka njaboot ga ñëpp a ngi ci jàmm ñëw rek daal di door niñ daan doore te ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag neen son Mandela tëpp koy jëloori ziar mboolem kilifa dine kilifa aday di ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taasuñ ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool te wér ndax ñun yéenay kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi waaye noonu la ñuy ñaanale yaay dégg itam mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee rek toftal ci mbooleem kilifa yi nga xamante ne ñoo fi dëddoo waaye di wax ne heure bu yàlla soxlaa rek jaam dafay daal di ñàkk te ku dul may sa bopp lu la sunu borom may rek na la neex man nag jamono ji moom yëpp sama xel day dem ci waajur yëpp waaye rawatina ci sama baayu bopp ba Maxtaar Ndumbe Diop di sàkku war rek ñëpp nañu ma ko saraxaluk ñaan fii ba 3 di jàll ak képp ku mu fa fekk ku ko fa fekk ndax le 3 la wàccoonub liggéey te jàmbaar la ju daanu ci waar ndaxte défilé la doon organisé wax fa dëgg yàlla ba le 3 yàlla moom ko kon noonu la ko sunu borom bëggee woon moo tax bu avril dikkee sama xel yëpp ci moom lay dem ak Cheikh Yaba Diop sama maam ji demaloon Serigne Modou Moussa Fa ca guerre ba ndax taawee demoon yëpp ñoo jàmbaari fàkki tëdd yi kon bu ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci takk der rek man loolu dama ci am mbégte ak xol bu tooy kon yàlla na yàlla sàmm sunu mag ñi amin ya rabbal alamin Bara l'Africain waaw di wax salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di rafetlu jotaay bi di nuyu Daouda di nuyu li woykat ba doon ne taal leen lamp yi dafa mel ni dafa am lu fi desee tax di nuyu waaw dëggantaan waaw Eva di la nuyu bu baax a baax jërëjëf di rafetlu jotaay bi di nuyu waa Altu Ndangal ma bu baax a baax di nuyu sama waa kër maam El Hadji Bara Diop fële ca kër Mamour Thiès ñu ngi leen di nuyu di nuyu sama yaay yi sama bàjjeni ñoom sama ñaari yaay maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp di wax rek yow boo ñaanee dañ naan amin rek te xam ne yàlla na ko yàlla nangu di yéen a ngi waxtaanee lu am solo xëy na buñ ci duggee nañ gën a xam ne li ngi waxtaan am na solo dëgg la Daouda Mine ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di kontaan ci ànd ak yow wallaay di am mbégte teew fi
yàgg di am habitude nag di leen seetaan bu baax a baax a baax parce que thèmes yi ngeen di aborder dafa nekk ay thèmes yu nga xamante yu am solo la. te xam nga boo nee dëkk dañuy wax chaque fois dafa am ak i wareef. parce que nit ki dafa am ay affaires yu nga xam ne moom la ñuy wax ay droit am. mais dafa am lu ñuy woowee également ay devoir am. te wareefu nit nag mooy. bu fekkee ne da nga bokk ci réew. bu fekkee ne am na ay thématiques yu nga xamante ne mooy concerne suñu dëkkuwaay nga mun a xam lan moo fi sa wareef également nga koy def ma am habitude chaque fois di wax ni nit ki bala moo réclamer sax ay droit am dafa war def li nga xamante moom mooy ay wareefam ay devoir am looloo am solo ci àdduna ngeen di aborder nag ay thèmes yu nga xamante yàlla xam na ni même bu fekkee ne instant bi muy déroulé woo aw ma jotu seetaan ko dinaa dem après ci replay bi pour seetaan ko ndax thématique yu nga xamante yu am solo la yu nga xamante nii rek la dëkk dañ koy pencoo waxtaan li nga xamante moom mooy thématique yi am lu fa jógee ku ci nekk mën koo jëfe ku ci nekk am nga ci sa wàll nag ci dëkk bi te li ngeen di wax dëgg yàlla lu am solo lu nga xamante ne dama am rafetlu dama am wax dëgg yàlla mbégte teew fii tey di rafetlu li nga xamante moom ngeen di liggéeyee di yaakaar nag lépp lu nga xamante nañ ko fi wax di nga nekk lu nga xamante ne lu jariñ askan bi lay doon mangoog bu ñu bindee thème ne naka la ñuy restaurer li nga xam ne mooy confiance diggante population civile ak force de l'ordre yi boo ko doon wolofal réellement looy wax boo doogee nga ne da ngay restaurer confiance bi nga xam moo am diggante takk der yi ak population bi rek problème am na dès l'instant nga wax loolu rek problème am na dëgg la ndax olof yi dañu am l'habitude di wax ni ki nga xamante ne day ut ku ko gunge ak ku nga xamante ne day ut ku ko day am ku nga xamante ku ko fat ak ku nga xamante ne day ut ku ko gunge te jël buntu waru leen boole dëgg la tey boo jëlee force de défense et de sécurité yi yëpp seen mission xam nga mooy lan protection des personnes et des biens loolu mooy seen mission dëgg la donc ki nga xamante ne yow yaa war a protéger yaa ko war a protéger protéger ay biens am ak ki nga xamante ne day ut ku nga xamante ne da koy protéger ñaar ñooñu xuloo waru leen waru am seen diggante waruñu am problème en fait su demee ba am problème rek c'est parce que am na lu nga xamante ne am na ku def lu deful wala am na ku wax lu waxul te loolu lu ñuy gis nag li tax ñu koy gis moo di je pense que même boo xoolee force de défense et de sécurité yi population bi comprendre lan moo nekk seen métier mais ñoom également am na ci ñoom ñu nga xamante ne comprendre ñu lan moo nekk seen mission parce que bu fekkee ne yow ki nga xamante ne moom nga war a défendre ki nga xamante ne moom nga war a protéger am na nooy wax ak moom ci kaddu bu nga xamante ne kaddu bu ñagas la waaw bu ñëwee seet la nga am noo comporté ak moom nga am un langage violent bu nga xam ne day ñëw nekk sa wet nga ne ko dégage dëgg la te koo xamante yaa ko war a protéger am na lu nga xamante da koy indi day lu muy créer ci benn problème bu nga xam ne da koy am ku nga xamante ne dafa am lu ko métti mu ñëw ci commissariat bi nga war koo accueil bi war nga am noo waxee ak moom également confiance bi war a am seen diggante dafay des donc ce qui fait que loolu noonu yëpp donc lu nga xamante dañ ko war a jàngat la déjà ci approche bi nga xamante nañ koy def vis-à-vis des populations ñu xam na nañ koy defee et beneen bi également pour que ñële également mën leen a ñime bu nga xamante ne su seen bët xonqee ñu mën a daw dem ci ñoom parce que loolu mooy finalité bi en fin de compte voilà kële dafa war a protéger mais kële également dafa war am ci confiance bi nga xamante ne bu amee bët bu xonq ci moom lay daw wallu ji loolu nag bu demee bañ toog tey di wax naan na la ñu restaurer confiance bi rek parce que effectivement problème am na. effectivement problème am na te nee nga problème dañ koy pencoo. dañ koy pencoo te ñaan yàlla mu woyof. waaw très bien. baaral africain nee nañu boo nekkee Sénégal boo fi génnee xam ne nañu ñaan yàlla sax ci jàmm. ndax doo xam jàmm neex na. fileeg boo ko ñàkkulee. waaw fileeg boo ñàkkee jàmm ngay xam li jàmm di jariñ. comme ni Daouda wax. fileeg boo ko ñàkkee. waaw boo ko ñàkkee ngay xam li jàmm di jar. comme ni Daouda wax man dama gis ne suñu police beeg suñu force de sécurité yi. ay professionnels lañ. waaw par rapport ak dëkk yi nga xam ne ñun am nañ ci expérience dem ci. waaw ndax damay gis am na yu bëri yuy xew Sénégal bu doon ci dëkk yooyu dañuy compter ay milliers de morts. waaw kon suñu am nañ police boo xam ne police bu professionnel lañ gendarmerie ak armée bu professionnel. mais loolu tey bu ñu ko doon expliquer am na wax yoo xam ne du neex a dégg. mais ci ñi nga xam ne dañu dund ci dëkk yu mel noonu. xam nga violence day am ñaar yu mu jur. violence dafay jur vol violence dafay jur viol ñaar yooyu yëpp violence daf koy jur day jur vol day jur viol léegi nag nga dem ci dëkk boo xam ne par exemple yeneen dëkk yi nga xam dañ leen di bëgg a natt ci suñu dëkk yi ñun naan boo demee dëkk nangam dëgg tey dëkk yooyu seen manifestation mënul bokk ak ñun ndax ñun dañu am ay kilifa am dëkk yu ñu jóge
te Serigne Cheikh daf doon wax ne opinion publique nee na concerné wul ki ne ci ndigal nee na ki ne ci ndigal ki ko jox ndigal rek lay déglu ba pare nee na diplôme yu bëri ak alal ju bëri mënta gérer conflit mënu ko régler nee na conflit jikko ju rafet rek ko mën a régler te feeñ na ci li xew ci jamono yi ñu génn ndax da ngay xool bi borom diplôme yi borom alal yi bi ñu demee ba tële borom jikko yi ci ruq yi ñoo régler problème bi te kenn gisu leen neexut a weddi nag. waaw kon li mu wax ne diplôme yu bëri ak alal ju bëri mënta régler conflit mënta gérer crise nee na crise jikko ju rafet rek moo ko mën a gérer parce que jikko ju rafet kooku da ngay am ci moom confiance ba bu la waxee ne la defal lii ma def lii da nga koy gëm parce que jikkoom bu rafet moo tax mu waxoon ne nañu sang réew mi ak jikko ju rafet ak xol bu sell mu ne ndax li nit ñi guux ci seen xol yi bu ñu ko tuuree ci suuf si tàkk allahu akbar kon moom fa mu doon waxee sori na xale yi tamit dañuy déglu mag ñi dëgg la ndax olof daf ne ku la mag ëpp lay sagar sëriñ seex na waaye boo dee xale bu yaru ànd ak mag mu yiw mu jox lay sagaram nga boole say sagar bu yàggee kenn du la ëppi sagar kon nañu bàyyi xel ne am nañu mag ñoo xam dafa am yoo xam nañ ko fee bàyyi loo tax man la violence day jur viol day jur vol te xam nga vol toujours mën na créer affrontement violence mooy magum viol ak vol waaw te vol mën na jur affrontement parce que tey mën nga ñëw di voler ci benn area benn quartier ñu waa quartier bi génn di jàppale kooku kon mën na jur affrontement c'est vrai te bu juree viol tey am na dëkk yoo xam ne da ngay xool am na population bu bëri ci violence lañ juddoo ñun xam nañ ci ay dëkk yu bëri ñoo xam ci camp révisé yi lañ juddoo ñii juddoo ci àll bi ñooñu nga xam ne tey mënuñu la ne kii mooy sama yaay kii mooy sama papa te violence boobu nga wax maanaam bu ñu waxee viol rek forcing am na dafa nga dem këf dara ci nit loo xam ne neexu ko nga jël ko loolu mooy nga violé dara xam nga viol mooy nga sàcc dara ci nit ki da nga ko violé da nga violé droit pour sàcc ko da nga violé liberté pour sàcc ko d'accord te boo xoolee am na dëkk yoo xam ne tey da ngay gis population yu bëree bëri yoo xam da ngay xam ne ñii amuñu seen famille amul cëslaay mooy xamul kuy yaayam xamul kuy papaam kooku tey bu manifestation amee moom mu solte ni bu tiiree ci kaw ful boobu moom du hésiter parce que ñii du ay frère am mais ñun nag suñu force de l'ordre yi ñu am bu ñu jàkkaarloo couple dañuy xam ne sama jarbaate ngi nële sama frère a ngi nële sama sœur a ngi nële ma leen ma jël xeer ne ay est-ce que kee du sama tonton est-ce que kii du sama cousin est-ce que kii du sama grand frère parce que famille lañ yoo xam ne dañu am cëslaay am fu ñu bokk am fu ñu jóge bokkut ak ki nga xam ne moom fi mu jóge moom xamu ko ci camp révisé la juddoo wala mu juddoo ci àll bi juddoo ci violence bokkuñu lu ñuy xalaate te booy xool daaw de journaliste la tey ngay xool depuis li ko commencé ay année nga dem Gambie Guinée-Bissau ba ngay dem Afrique du Sud ñaata mètre cube de sang la ñu versé in the name of liberté pour rek na dañu bëgg a libre dañ bëgg liberté ñaata mètre cube de sang la ñu versé est-ce que tey ba léegi tey ñooñu libre nañu violence mënul indi liberté violence indi liberté non te fa nga ko mujjee daanale dafa am solo lool macha allah violence du indi liberté négociation mooy indi liberté daaw da yëngal na bopp bi waaye ma jëm ci mami macha allah wallaay xanaa tey moom delluwaat amaan mbégte bu baax a baax jàkkaarloog daaw de min parce que li ñuy wax rek nit ki moom santam wane na boppam ndax da ngay seen sopp miin bëgg ñun dañ ko seen sopp ko mais bi ñu ko xamee dañ ko gën a bëgg wax macha allah ci liggéey bu rafet bi muy def lenn rek ma ci jaaxal mooy nu muy def ba denc sama sët boobu mu yor ca kër ga ndax mën naa tooñ léegi la taxaw fii di ma mbëllee mais xam nga rek ndeysaan soxna Maymuna ñu ngi koy nuyu rek del dóor bu baax dina man maa la ko kii ba tax na tey dañu am mbégte baara ñëw indi lu am solo itam dëgg la muy jikko parce que dañuy wax ñu ne guerre mondiale sax yaakaar naa ne waxtaan moo ko tënkoon ba mu jaare ca jeex mais muy li may faral di wax rek mooy communication Daouda dafa ubbee lu am solo itam mu ne est-ce que bu ñu demee ba wax delloosi ndax looy delloosi rek dafa fekk mu jóg fa est-ce que lu fa nekkatul rek la ñuy delloo mais li fa nekk moom danga naan kay nu may xoolee ba yokk ko yaakaar naa nag waratuñu woon a toll ci jamonoy delloosi mais dañoo waroon a toll ci jamonoy yokk ndax boo nee émergence nga ne yow da nga bëgg a jóg dem
la nga amakus néew boo ko fawee ba mu wadd la te koo dégg mu naan la li ma am ay caaxaan du ko yóbbu la mu jëkkoon a am ay caaxaan a ko ne panget kon lu muy yorate lu nekk war naa mën a xam nan la koy yoree may faral di wax naan picc mi ci loxob xale yi wartaree picc mi ci taal bi ndax bi ci taal bee ko jàmm ndax moom xam nañ dañ koy togg mais bi ci loxob xale yi fu muy mujjee ndax mën na ñëw foo ba yóbbu ko fu mu warta dem kon dafa am loo xamante ne ba dafa sensible tellement que boo ko yoree doo ko fowee mais nit ka ñu fay teg mooy kan ndax wër di waare fexe ba ku la gis waaru da koo gën nit ki ngay jox arme nit ki ngay yóbbu mu taxaw ci kanam nit ki nga sañ a dóor nit ki sañ a def leneen moom mooy kan dëgg la est-ce que psychologiquement pare nañu ko est-ce que moom métier mi mu dugg bëgg na ko est-ce que moom xam na sax lan moo ko yëkkati mais yow mi nga xamante ne ni yaa ko ci dugal est-ce que yow jox nga ko jumtuwaay yi nga xamante ne moo war xam nga dañ naan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut man ma ne est-ce que duñu ko changer wee ak l'argent qu'il faut à la place qu'il faut parce que itam jël nit yóbbu ko ci benn commissariat teg ko fa te commissariat ba mel ne comme ni tuurukaayu mbalit ba nañu ma baal parce que lu nekk da nga koy laal pour ñu xam li ngay wax yow mi fay dugg doo ko mën a respecter parce que da nga naan fii may dem ki ñu ma fi fekk est-ce que man war naa ko mën a jox cër donte nag teewul da nga ko war a jox cër ndax xam nga lu tax fii ku fi nelaw ba xaran ñu dégg sa xareet daa am ku ne ci biti di la daa sàngal la nga fa bàyyi ndax suñu oto yi ñu jëndee ay millions yu cher bu ñu wóoroon ne bu ñu ko gaaree ci mbedd mi fay fekk mu dem bu demee fu ñu yuuxu jëm commissariat ba nga dendal commissariat ba nga dendal xaalis moo ko liggéey nit ña fa nekk aussi dañu am ay problème kon jàpp naa ne dañu war a commencer ci defaraat barab yi ñu nekk ñoom mais defaraat seen xeetu soliin donte comme dañu dem ba ne tenue yi dañu koy liggéeyee fii ci réew mi ñu di leen jox ay tenue yu complet mais di leen ci jox yu doy nañu bàyyi kër nangam doyul ak bu ñu jëlee lépp def ko ci benn côté dafa am point yu sensible yoo xamante ne bu ñu fexee ba foofu jàkk day nekk kennu mbaar mi ba lu ñëwati tegooti ci day yomba dem parce que tegale bu jubee rek ndab la ci suufa baax ñu teg ko ba nga xamante ne pieds yooyu dañuy dëgër muy njàng mi faj mi ak takk der yi ñooñu dañ leen war a jàppale mais seen fay aussi ñu di ko xoolaat ba nga xam ne dañuy gën a nekk ci condition yu baax ndax nag damay faral di wax ma naan jullit bu xiif ako bi yéefare yam bu gisee yàpp mbaam da cay lekk ba surtout naan yàlla jéggal ma saako bu solul mënta taxaw nit ki da nga koy jox li mu yellool ba frustration du ko dal parce que man mënuma ñëw am di jàpp 40 et quelques années jëm 50 ans nekk paa mu wóor ma ne xulooguma ak maçon sama kër taxawagul ndax réew mi ñu nekk fekk takkoo fi aawa ngeen ceetal ngénteel taaw amagoo xaalis booy denc nga jaar ci yooyu yëpp nag ba ñëw taxaw di làq sa 40 ans jëm sa 50 ans ñëw jàpp benn xale bu am 27 ans xale bi ne la duut ay millions ne la jàppal ci lii mu wóor la ne xale bi millions yooyu ci li mu ko jëlee mooy ci li ñuy tere mais yow fa nga jógee joxuñu la ko fa mais ci ruq boobu su ngëm yàlla nekkul ci yow bëgg sam réew nekkul ci yow fonk loo wuñ la drapeau bi bëgg loo wuñ la li nga am mais danga naan naa jël millions yi te ne mugg ak moom wax dëgg yàlla am nag ki nga ŋàpp di naan ngelaw bu gisee caakare bu saf suukar rek meew muy tëbb ca kaw da cey guux te naan daaw da fu may fompoo très bien Daouda looy dolli ci ay propos Linguère waaw li ma ci dolli mooy li ñu wax yëpp lim ci liy génn mooy jikko je pense que jikko mooy base lépp dëgg la dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa yàlla ba mu koy tagg taggewu ko juddu taggewu ko yax bu rëy taggewu ko fenn te muy dëgg wa innaka la'alaa xuluqin aziim la ko wax yaa gën a jikko ci àdduna kay voilà donc jikko moom moo am solo ci lépp lu nga xamante ne dañ koy def te bëri na ay crise yu nga xamante ne dafay am xam nga jikko bu fekkee ne moom moo fa jiitu rek problème yu bëri du am que tey jii boo gisee même bu ñuy wax corruption bu ñuy wax nit am na nu nga xamante ne nu lañ koy yare xam nga am loo xam da koy jombal boppam ak loo mën a teg ci kanamam gisu ko am na nu nga xamante ne nañ lay yare également nga am jikko ba ki nga xamante ne moom mooy sa vis-à-vis à la kuli al respect bi war ci moom da nga ko koy jox te tey jii dafa am lu sëñ bi wax léegi wallaay boo jëlee si ay sunu pays de la sous-région ñu nga xamante ne pays limitrophes yi rek waxuma la nga xuus dem feneen de boo fa demee rek nga xam na la koy wax sa takk der ban am importance la am ak jàmm xam nga ban am importance la am ci dëkk Mauritanie gi boo fa demee nga xamante ne xam nga Sénégal ñu ngi ci jàmm Mali gi boo fa demee nga xam ne Sénégal ñu ngi ci jàmm dëgg la nga dem Guinée Bissau gi nga xamante ne ay at ak même seen i institution xam nga pour que ñu teguwaat ci yoon pour mën a doxal xam nga amuñu ko Gambie gi nga dem am ko donc ñun Sénégal am nañ lu nga xamante ne dëgg yàlla dañu war a def lu tout ba nga xamante ne li ñu am dafa war a yokk mooy lan population mu nekk population bu nga xamante ne population mu dal la suñuy takk der yi également ñu nekk ñu nga xamante ñu war a am respect ci ñoom lañ parce que comme nuñ ko waxee c'est des professionnels yu nga xamante ne même seen i xam-xam dañ koy jaay bitim réew mission onusienne yëpp
sunu takk deru Sénégal pratiquement mooy ñu nga xamante ne ñoom lañ gën a respecté ci théâtre d'opération yi même américains yi nga xamante ne ñoo gën a compliqué ci maintien de l'ordre rek nangam ak nangam si théâtre d'opération dañuy préféré jëflante ak sénégalais yi parce que tout simplement dañ nekk ñu nga xamante ne xarañ nañ ci lu ñuy def mooy wax nag population Sénégal fi nga xamante nañ ko gis nga tey boo jëlee nga toj par exemple benn commissariat. dafa mel ni da nga sàq mi sama lanc ndax fa laa doon dem ak yow. mais sa alal nga yàq dafa mel ni man mi mer. waaw sama biir kër. jël sama télé daal di dóor ci suuf suba man maay bëgg a seetaan télé du ma ko mëntul. tey jii ma lay wax nii boo jëlee journal l'Observateur tey mi ngi lay wax nii waa Diaoubé actuellement nii. ñu ngi am problème parce que malfaiteurs yi ñu ngi leen di attaqué bés bu set. parce que barki Dembo Ndiaye bi mu amee manifestation dañoo attaqué gendarmerie bi yàq ko ba nga xamante ne dara amatu fa. tey jii nga ñëw nga attaqué benn camion sapeur pompier lakk ko suba sa kër di boy mais kan moo lay ñëw wala su pour fayal la daay gi moom mooy problème ba. donc il faut que également ñuy bàyyi xel yooyu xam ni takk der bi nga xamante ne mu ngi fi bés boo demee ba am problème moom ngay woo pour mu assurer la sécurité. otoom ba nga xamante ne moom ngay yàq tey suba bu fekkee ne sa kër am na problème moom ngay dem woo pour que mu ñëw bu amul moyen d'intervention am nga problème. voilà donc foofu noonu il faut que ñu ciy bàyyi xel may rappeler rek en tant que journaliste man damaa fekk ay affaires yu nga xamante ne fii ci Sénégal la tey jii boo déggee ay bande malfaiteurs yi nga xamante ne ñoom ñu daan lëmbe dëkk bi. waaw ay bande à Inno ay ñoom buuba chinois ay consort ñooñu ba nga daan dégg ay côté année 98 ba 2000 parce que suñu police ak suñu gendarmerie amuñu woon moyens yi war pour jàmmaloo ak ñoom le président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee loolu la njëkk a def fexe ba jox leen ay moyens tey jii am nañ fa ay ñaawtef mais tey banditisme na mu amee woon ay jamono gisatoo ko Sénégal léegi parce que am nañ ay forces de défense et de sécurité yu nga xamante am nañ moyens conséquents jox nañ leen ay moyens yu nga xam ne recruter nañ ay recrutement am na ay postes police ak gendarmerie yu nga xamante ñu ngi koy def fa nga xamante ne amu fa woon loolu nag mooy li nga xamante ne lu nga xam dañ ko renforcer léegi renforcer moyens yooyu nag li des moom leen renforcer jikko yi ba nga xamante ne ñun bët ba ñuy xoolee takk der yi du leen xoolee comme suñuy adversaire wala comme suñuy ennemi mais ñu nga xamante ne dañu ñëw pour renforcer ñun suñu sécurité ñoom également ñu xamante ne seeni mission c'est pour tout simplement assurer suñu sécurité assurer suñuy sécurité suñuy bien mais également ñu xamante ne bu pënd bi wëree ñun ñooy dem bokkaat penc mi ñun ñooy bokkaat kër gi ñun ñooy man mii de wax ak yow nii maa ngi ne journaliste la mais sama biir kër ñaari takk der nga fa. sa biir kër. sama ñaari rakk ay takk der lañ. dëgg la te daf may leer yow sa biir famille takk der nga fa kii ci biir famille am takk der am. wax nga dëgg juste pour dire que ñu ni nen la. ku ci nekk da nga am pàcc bu nga xamante ne moom ngay def. man journaliste la mission de service public la ci information laay def ka nga xamante takk der mission de service public la am également ca défendre xam nga population sénégalaise défendre suñuy frontière def ba nga xamante ne na laa koy wax sax agression extérieure du jóge bitim réew ñëw mais agression intérieure également bu amee ñu mun taxaw dafay assurer suñu protection te loolu nag dafa nekk lu am solo ñun war nañ ko bàyyi xel takk der yi bàyyi ko xel ñu xamante ne ñun ñëpp benn lañ et que ñun ñoo war a regarder dans une même direction parce que au bout du compte Sénégal suñu Sénégal la dafa muy yegg ñun ñoo ko mun yeggale ka gis nañ ne sa regardu journaliste la ñuy laajte ba tey gis nañ ne léeg-léeg yenn bu ñu demandé ne dañuy marché ñu ne marché du fi amee dafa gaaw mu indi jiixi jaaxa entre population civile bi ak force de l'ordre yi ndax du lan mooy tere ñu wax ne diw dafa bëgg def marche d'accord nañ ko bàyyi mu marche wala dëkk itam du doxee noonu waaw dëkk dafa am lu nga xamante ne lu koy régir mooy ay loi ak ay règlement te tey jii boo jëlee sax li nga xamante moom moo nekk suñu loi yi nit ku nekk am nga liberté mais dafa am ay exception mooy sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs tey jii dañuy wax rek nañ ma baal ci kàddu yi am naa sañ-sañu jëflante lu ma neex ak sama soxna loolu moom mooy liberté bi waaw mais aw ma sañ-sañu ñu koy sëqe ci mbedd bi ñëpp dañu teg bët waaw
voilà donc am naa liberté sama soxna la am naa liberté. waaw xam nga séq ak moom. waaw mais aw ma liberté séq ak moom ñëpp di ñu teg suñu bët. man su ma gisoon philosophie li ma leen di njëkk laaj ndax liberté. am na dafa am exception. dafa am exception te nee nañu sa liberté mi ngi yem là où commence. la liberté des autres. donc foofu laa lay waxee. waaw c'est-à-dire que tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. waaw mais sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. li ma lay wax noonu bonne mœurs la. c'est vrai léegi beneen bi nga xam ordre public mooy lan am naa droit marché mais su fekkee ne damay marché ba nga xamante ne dinaa xañ commerçant bi mu ubbi ay boutique am mën a liggéey convenablement. waaw mun naa xañ ñi nga xamante ne ñu ngi ci milieu informel bi nga xamante ne ñoom bu ñu demul dóor waar duñu am lu ñu joxe dépense seen kër. dama leen koy xañ. waaw boobaa il revient à l'autorité moom ci boppam mu jël ay matuwaay régulier ñëw ne war ngeen marché mais tracé bi mun leen fi marché parce que day xañ ñeneen ñoo xam ne dañu amee liberté comme yow da ngay dem marché feneen fu nga xam ñu encadré da nga mun def ko mais su fekkee nag dañ ne la par exemple yow jaaral fee nga ne man jaaruma fa man fii laay jaar boobaa indi nga pëccoxoo bu nga xamante ne force restera à la loi boobaa takk der yi dañ jàmmaaloog yow te moom mooy li ñu gis ren de li ñu dégg force restera à la loi moom bare na looloo koy waral li ñu naan respect des gestes et mesures barrières yooyu daal moom am na moo yoo xam ne ñun dañu ko dund ren macha allah waaw looloo koy waral parce que dëkk également parce que boo xoolee état nu ñu koy définir en droit dañ lay wax ni territoire la ci biir territoire population di fa dund mais ci biir population mu am benn pouvoir buy exercer wu ci moom donc pouvoir bi nga xam mooy exercer sur population également bu demee ba pëccoo ko am ñoom la ñuy xaar pour que ñu jël ay décision gis nañ fii ci mbas mi lan la président di xaar pour jël yeneen décision yi waaw parce que moom moo yor pouvoir bi de la même manière ak ni ñu accepté que ni mbas bu amee dañuy xaar ki nga xam mooy autorité mu jël benn décision ñun aussi war nañ am pas-pas bu nga xamante bu jëlee décision ñu am sañ suñu respecté ko également voilà parce que comme bu fekkee ne pëccoo xam ne moom la ñu xaar pour que mu jël ndogal bu jëlee ndogal également ñun ñëpp dañ ci war a topp réew noonu lay doxee voilà mais bu fekkee ne daf la arrangé nga ne président bi na wax bu la arrangé wul nga ne la mu wax man du ma ko appliqué bu boobaa nekkatuñ ci état de droit quand même li sam papa ne woon fii du cour du roi Péto ba ku mu neex defee nu mu la neexee ca kër ga noonu la ko doon waxee paix à son âme l'africain lan ngay dolli ci lii xam nga réew bu ne dafa am xol bi mooy constitution bi xol bi nag buñ ko yàqee parce que suñu yonent bi sax daf koy wax nee na nit mën nga ko gis mu bon côté mais fii xol bi yàquwul rek bonagul est-ce que parce que nee na am na benn lumb bu nekk ci nit ki te mooy xolam nee na loolu rek la yàlla soxla ci moom parce que yàlla nee na xajuma ci àdduna bi yëpp mais xaj naa ci xolu doomu aadama bu ma gëm est-ce que kon nag suñu xolu réew mooy constitution bi constitution boobu nga xam ne pouvoir bu ñëw dóor ko ay pikiir bu yàggee day dee parce que ku ñëw da ngay jël pikiir bi arrangé jam ko ku ñëw jël pikiir bi arrangé mais doo xool mais ñun population am nañ ci part de responsabilité bu ñu la nee wii wala noo rek yow nga ne wii yow jéemoo xool li na ci biir ba ëllëg ñu ñëw teg nga la lii constitution moo ko wax nga ne noo duma ci ànd te problème bi du problème mu takk der wala problème mu civil problème mu nit la dëgg la gisa nit mooy nite gisa nit soo nitewul liñ la doon doyee ci àddina bi jaratoo ko parce que mala yi dañ fi nekk leneen ne fi yow ñu def la ngay nit ñu bind la nuñ bindawul nenn bindawuñ kenn ñu bind la noonu kon yow lil say responsabilité ci kaw suuf mooy nga xam yow lan moo la fi indi te gis nga li tax pëccëxoo baaxul ma mi tey boo taajoon benn paan def ci ndox dina am lu ñuy tudd naxit ma ca suuf lay ne mais tey buñ pëccëxoo amee buñ ñëwee ba yëngal ndox moom ba naxit bi kenn du mën a naan léegi nag bu ñu ñëwee bëgg a naan te teeyuñu mën nañoo wengal di kii ba ndox mi yëpp tuuru te kenn du naan mais gis nga bu kenn ku teey nekkee ci mboolum ñu nangu koo déglu day ñëw teeyal ndox mi di xelli par kaas di jox ñëpp ba ñëpp naan te kenn du mer loolu moo lay won ne am na situation yoo xam ne am na ay voix autorisées yoo xam ñoom la ñu war a déglu moom la démb rek ñu ngi koy remercier encore Mamadou Ba mi nga xam ne docteur Mamadou Ba mi ngi wax ne bu ñuy jaawale foule ak groupe voilà xam nga kañ léegi parce que am na voix yoo xam ne bu conflit xasee am wala yenn situation yi wala yenn crise yi ñoom seen kàddu waratul jóg parce que dafa am foo xam bu fa tollee taal bu fekkee ne da nga ko taal ba pare gis koo xam ne pétrole la yor kii yor essence kii yor ndox te nga bëgg mu fay kan ngay bàyyi mu sotti ci da ngaa jël ci am ndox voilà léegi nag dafa am ay voix yoo xam ay voix autorisées lañu sëy bii ñuy sëy mais bu sëy pëccëxoo du ku ne mooy wax sëy bi normalaat
am na koo xam bu waxee rek ñu ne ruus nañ ko. nee nañu borom xel yi lañ ci yaakaar. voilà ñoom lu ñu bëgg ñu wax ci. ñu ànd ak sagesse. voilà te média encore média bi gën a grave mooy agression médiatique waaye coup d'état bi gën a grave mooy coup d'état administratif. parce que tamit am na loo xam du lañ dañ koy wax nit ña mais nit ka nga koy wax du lépp la ñuy génne du lépp la ñuy bind. parce que tey la ñuy génne du lépp la ñuy bind. parce que tey bu Daouda dee bind. waaw teg benn article dugal turam moom dina xool lam cay teg lan lay doon. bu doon moom. tey man bu fekkee damaa bëgg a wax bëgg a tudd turu mami teg sama turu yaay. xool li may teg ci gannaaw sama turu yaay la est-ce que dinaa ko teg di ci teg lu ñaaw ñi nga xam ne ñooy def ay live fu nekk li nga génne di ko wax boo xasee teg tur rek xoolal sa turu yaay wala sa turu papa wala sa turu frère ndax lan nga ciy teg boo leen tuddoon ñoom boo bàyyee xel loolu parce que liberté bi gën ci liberté yi mooy liberté d'esprit mais sa esprit boobu pour ngay xalaat bu positif la parce que gis nga seytaane bu lay song sa xel lay ñëw sànni ñaaw njortu ci xel mi toog di la seetaan lu Eva wax nga dute ci lu mami wax nga weddi ko parce que ñaaw njortu seytaane noonu lay def te gis nga état dafa am rôle boo xam moom la war a jouer parce que yàlla bi muy wax yonent yàlla daaw dama lay wàcce ci kaw suuf daf ko ne ngir nga administrer kaw suuf ci équité ak justice yemale ak dëgg la bëgg mu administrer ko kaw suuf moo tax ñuy ragal injustice sociale voilà xam nga injustice des fois nit di xeex injustice teg mami injustice daaw da wax na ko léegi nga ne ngay xeex liberté d'expression pour yow sa liberté mais nga xañ mami bosam bu mami waxee nga saaga ko pourquoi nga bëgg ñu dégg sa kàddu duñ dégg kàddu mami kon xam nga su ma la dégloo Daouda mami su ma ko dégloo àdduna lépp daf ñu yóbbuwaat ci éducation de base lépp yóbbuñu ci ku ci nekk dafa war a respecter moromam bu ko defee kenn du dépasser marge keneen xaw ma nu ma ko mën a expliquer dëgg xam nga tey soo demee Angleterre ñoom nekkuñu état islamique mais ci gouvernance Seydina Omar ñoom ci la ñu réfléchir ci la ñu tënk ñoom seen état maanaam parce que Seydina Omar mooy xalifa bi gënoon a maandu ci xalifa yi te maandute fii ak nit ki amul maandute bu tax ñuy wax maandoogoo parce que maandute mooy ma jàppal Eva li ma jàppal sama bopp li Eva wax ma gëm ko ba gis leneen lu ko dindi tey boo demee am na yenn dëkk yoo xam dañuy bind ci seen auto police yi police is your friend mooy police sa xarit la ca ndorteel ci oto bi lañ koy bind police is your friend kon bul ko jàppe ennemi te pourtant ñooñu bu violence amee dañuy jàkkaarlu fu di leen dóoree bal ñuy tëdd mais tey am na ci dëkk yoo xam ne tey xoolal Nigéria amoon na benn police bu tudd SAS police boobu ku ñu fa dugal dañ lay rey dañ ko créé woon pour les amroba mooy bandi yi yor arme mais ñu dem ba yenn politique yi di ko xeexee bi population bi taxawee ne dafiy jeex réew mi yëpp ñoo génn def ville morte ne duñ duggaat fii ak état bi dindiw ko mais ci même jour bi la ko dindi parce que xam na ne arrêt économique lay indi buñ fekkoon na ñun am nañu ñun toll nañ foofu ci responsabilité toll foofu ci maturité nga xam buñ bëggee xeex dara yow buñ la ko waxee rek di nga ne non loolu moom jar na ko man dinaa génn toog tey kenn du liggéey maire bi jaay saf du jaay fekk kii doole ji mu yor ñun ñoo ko jox xam nga ki la jox dooleem jox la yar ba par ne la bu ma tooñee dóor ma ci mais kooku kay nangu na yow nag yaay xool yar bi noo ko utiliser très bien mami dama doon bëgg a dem boo ma ko mayee ci Daouda Mine ba tey dinañuy dégg respect des institutions respect des institutions ñu ne awakat soo demee ca bërëb bi nii nga war a def soo meree waroo ca def nangam loolu tey boo ko doon expliquer lan nga ñuy wax ñu war a respecter institution yi waaw mais xam nga dañ ne réew dafa am ci lu nga xamante ne moom la war a basé wu pour ko mën a dox parce que comme li ñu wax ne man ma liberté s'arrête là où commence la liberté des autres waaw kii dafa am liberté man ma am liberté kii am liberté man ma am liberté suñuy liberté des fois dañu waroo waaw parce que l'homme est naturellement égoïste man sama bëgg-bëgg laay jiital benn ngi toog wallaay min juumoo sama bëgg-bëgg rek waaw yaa ngi dégg léegi nag ñun bu fekkee ne ku nekk da nga am sa bëgg-bëgg il faut que mu am kenn koo xamante ne moom mooy taxaw ñu ne lii mooy lu nga xamante ne moom la ñu tëral pour que ñëpp mën a dund en société sinon anarchie mooy am léegi nag loolu nag dañuy teg ay institution
ñu ne président de la république ñun ñëpp dañuy délesté wu suñu pouvoir jox ko mu ñu dogal pour ñun ñëpp institution la. ñu ni dañu am assemblée nationale bu nga xamante ne moom dañu am ay représentants yu fa nekk ñoom ñoo ñuy voté loi yu nga xam mooy appliqué wu ci ñun ñëpp ñu koy doxee. ñu ne dañu am justice bu nga xamante ñun ñëpp bu ñu amee problème au lieu que ñuy fajal suñu bopp parce que man nit mën na maa mbéj mën na ko man dama koy jam paaka. waaw. voilà boobaa jéggi naa charte ne léegi nag comme loolu bu ñu ko bañee il faut que ñu am benn institution bu nga xamante ñun ñëpp bu ñu amee problème moom moo ñuy arbitrer muy justice. loolu mooy institution te ñun dañoo am obligation nag ñun ñëpp tout autant que nous sommes ñu respecter institution yooyu. man même su fekkee ne élection am na voté naa ma Samba wala ma Demba xam nga ma paate ñëw nekk président sama président la comme nu mu nekk président man ma ko voté sama président la ay dogalam dama cee war a teg charte. loolu la réew di doxee loolu mooy la ñuy woowee respect des institutions. même bu fekkee ni mer naa am naa liberté du dugg dem ci mbedd mi def sama marche nga xamante ne constitution moo ma ko permettre aw ma droit toj li nga xamante ne ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk parce que man rek moom moo ko. dama ci am wàll keneen am ci wàll. te muy dëgg. pourquoi man ma war a mer ba pare toj lu nga xamante ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk aw ma ci droit. tey jii mer naa ma dem par exemple benn état civil ma ñëw boyal ko suba kii war a concours war a dem uti kayitu juddu ñu dem ñu ne ko amuloo ko. lor naa sama bopp mais lor naa ko également. da nga pour éviter loolu yëpp nag il faut que ñu ne dafa am ay institutions am ñu nga xamante ñoom ñoo ko war a doxal. xam nga ñu war leen nekk respecté. ak ku mu mën di doon nag. tu as l'obligation loolu nga xamante ne dañ koo tëral pour ñun ñëpp encore une fois nga respecté ko maam lu ma ciy teg léegi ci dafa génn léegi ci wax ji waaw gis nga métier boo gis waaw dañ lay wax ni dafa am déontologie mais dafa am éthique également dëgg la métier boo gis tey jii boo demee médecin bi am na déontologie nu nga xamante ne métier am nan la koy doxale patient bu ñëwee nan nga ko war a traité loolu déontologie c'est codifié. te déontologie boo gis itam faaw mu am benn dose éthique. dafay am éthique. waaw moom laa lay expliqué c'est-à-dire que déontologie c'est codifié. dëgg la. dañ naan la code la. nii ngay doxalee. journaliste bi man mi nekk journaliste bi dañ ne la sa code déontologique lii la. dëgg la. aw ma droit ñu ñëw accuser Eva. ma bind ci Eva te joxuma ko parole. aw ma droit bi. vrai. aw ma droit. ñëw jot benn version jotuma beneen version aw ma droit également jot information te vérifié wu ma ko avant ma koy traité loolu déontologie la da nga ko bind noir sur blanc. dëgg mais dafa am éthique bu nga xamante ne moom moo ko lal. c'est le comportement que j'ai par rapport à une situation. dëgg la. am na kenn ko xamante ne boo ñëwee jox ko xaalis parce que peut-être nekk na ci dans la dèche nga jox ko mu jël. xam nga mais am na kenn koo xamante ne éthique am mayu ko mu jël loolu. te muy dëgg. parce que dafay jàpp ne information moomu ko public bi moom moo ko moom. c'est un droit constitutionnel. bu nga xamante ne su fekkee nit jox na la xaalis génn woo ko xañ nga nit ki nga xamante ne ay yelleefam la parce que constitution du Sénégal moom moo ne que tu as le droit d'être informé juste et vrai man nekk mu lu véhicule bi man journaliste. jox ko information bu man maay ki nga xamante man maa ko ci comme médecin bi ni nga xamante ne moom moo am devoiru santé population yi mu mun koo saytu comme enseignant bi ni mu am devoiru éducation population yi mu mun koo saytu. man journaliste bi devoiru joxe information population bi laa am. su fekkee ne am na lenn lu nga xamante ne dox naa ko nag parce que jox nañu ma xaalis. ma tëgg ci benn information bu nga xamante ne information bu vrai la et vérifié. boobaa jéggi naa charte parce que tout simplement def naa la warul. mais loolu nag du fenn fu ñu ko bind éthique la. dafay convoquer sa éducation. dafay convoquer sa yar. dafay convoquer également sa religion. dëgg la dafay convoquer ay valeurs yu nga xamante ne loolu yëpp day delluwaat ci li ñuy woowee jikko. les valeurs intrinsèques les valeurs intrinsèques muy jikko. c'est vrai. donc pour wax la ni à la base de tout. jikko la muy policier ba muy médecin ba. muy journaliste ba muy ku mën di doon. xam nga dañuy wax rek science sans conscience nekk ruine de l'âme. waaw waaw mais kii sax dañ ko daan wax. waaw lépp looy def. te amul lu ko lal lu nga xamante ne ay valeurs intrinsèques la. ay valeurs yu nga xamante ne. soubassement bu nga xamante sa yar moo la koy jox. waaw lépp loo ci mun di def également dafay nasax rek. parce que bu boobaa da ngay def loo xamante ne. nee nañu réew moo jëm dafa am ay chartam ak ay textam. waaye démocratie bi ñuy dégg. da ngay dégg Eva mu ne amuma démocratie fii amul démocratie ndax démocratie dëkk yëpp ñoo niroo li ñëw sama xel ñëpp niroo démocratie nu ñu koy dundee. non démocratie perception kese la. tey jii boo jëlee ba dama lay jox lu mel ni Chine. waaw yàlla baax na ma dem naa fa 5 fois. macha allah avant may dem Chine. waaw dama naan leer ñu ne woy chinois yi boo fa demee liberté. amu fa. waaw man loolu laa doon jàng. loolu laa doon dégg. waaw pour wax leen rek perception bi am. waaw boo ñëwee par exemple Chine dañ lay wax ñun on a une démocratie à la chinoise.
à la chinoise. démocratie à la chinoise. waaw. parti unique moo fa am benn parti moo fa am. parti communiste chinois moom moo fa am. waaw. mais même bu fekkee ne parti communiste chinois fexe nañ ba nga xam population bi yëpp d'accord nañ ci na nga xamante ne lañ koy doxalee. fexe nañ ba nga xamante ne même minorité yi nga xam ne ñoo nekk Chine boole nañ leen ci prise de décision yi. fexe nañ ba nga xamante ne bu fekkee dañ ne 1 million de postes la ñu am. waaw ñu defee ko de manière démocratique ñu ne lii mooy critères yi. képp ku nga xamante ne répondre nga critères yi da ngay ñëw. fexe nañ ba nga xam ne at mu jot bu ñu nee am nañ 1 milliard de bénéfices xam nga dinañ def ay logements sociaux yu nga xamante pour population yi mën ci bénéficier wu. d'accord fexe nañ ba nga xamante ne bañ demee ba xamante 1 milliard 700 millions la. te bu fekkee ne ku nekk am nga ay doom comme nu mu la neexee day dem ba nga xam ne du ñu mën a maîtriser seen démographie. ñu def politique de l'enfant unique. xam nga waxtaane ko ba ñëpp d'accord ci. kooku nag bu fekkee ne man dama nekk politique de l'enfant unique. ku nekk benn doom nga mën a am. waaw xam nga benn doom nga mën a am. xam nga loolu boo ko déggee yow man mu nekk Sénégal dam ne mais ñi ay dictateur lañ. waaw européen bi day wax ñi ay dictateur lañ. mais man ma fa dem journaliste poser question. xam nga laaj leen population ñu ne leen mais yéen doom nu mu neexee. ñu ñëw ñu imposer leen benn doom ngeen di am. pourquoi ngeen accepter loolu. waaw dañ maa freiné. ci saas. dañ na ma mais yow. foo jóge ma leen man Sénégal laa jóge mu ne mais ñun ñoo accepté nañ ko. waaw ñun on est 1 milliard 700 millions. léegi ku nekk bu amee ñaari doom dans 1 an 2 ans nous serons 3 millions 4 millions. fa lañ leen di dëkkal. ah ban système de santé moom mooy attan pour yor population bi nañ leen di dundal nous allons vers la pauvreté donc on accepte de nous délester benn partie suñu liberté ñu bàyyi ko. pour mën a dund convenablement. merci beaucoup Daouda yaa ngi yóbbu sama xel ci santé reproduction bu nu dee wax ni waxuñu bu kenn am doom waaye dañu ne nañu soreel njur. waaye bu kenn am doom kenn sañu koo wax kenn. macha allah Daouda. très bien Mami Linguère. non man fi mu toll nii waxtaan bi dafa neex ba mënoon naa toog nii tey. tey damaa dugg classe tey mënoon naa toog nii rek continuer di. c'est vrai mais dafa am ñaar yoo xamante ne. ba tey ci biir li ñuy waxtaanee. daf ciy xaw di ci indi jiixi jaaxa. ma yàkkamti woon nag amoon occasion toog ak yow pour laaj la ko mooy que problème mu PV yi. ci commissariat yi. est-ce que jotul ñu taxaw defaat ci beneen taxaw seetlu. wala ñu tënkaat ko beneen tënkin boo xamante ne PV bi bala ñu koy signaloo nit ki dinañ ko teg ci charte yu leer ba xam ndax moom lii moom la wala du moom. parce que xam naa ci ñu bari ñoo xamante ne donte nag wax nga ko sànq lay benn pàq la ko wéet yóbbu. am na ci ñoo xamante ne dangay xam ak sa aqullaahi taala que ne PV bi leen tëral la ca nekk du ñoom wala la ca nekk ñoom defuñu ko wala dañuy dem ba ci biir ñu ne njuumte dafa am waa léegi su njuumte amee fekk nit ki moom ca commissariat ba mu jóge jàll na ca tribunal ba dem ca kaso ba tëddi tëdd pendant 2 ans ñu xëy ne ko defoo dara demal te commencé guñu ci suñu réew di indemniser ki nga xam ne tëdd na peine bu mu warul woon tëdd y'a problème beneen bi ma la bëgg a laajaat tamit mooy problème u ASP yi ndax ne dañu leen war a defalaat beneen formation bu bokkul ak bi ñu leen defaloon ndax ne bettu ñu ci mooy que joxuñu ñu information yi war a am lépp ci biir wala ndax ne wax nañ leen seen ay limites parce que loo gis dafa am ay limites. par exemple tey man présentatrice la animatrice la adduna du yàgg ba ma dem toog ca fële Fatou Dieng di toog la muy nekk sama doom ne damay présenter journal du ma ko def. même su ma ko mënoon bu ñu ma ko joxee dama naan mënuma ko. kon est-ce que jotul ñoom aussi ñu wan leen ne seeni limite fii la tàmbalee fii la yem. mais léeg-léeg da nga ciy gis tooñ goo xam ne li lay jotale ak takk der bii nekk ci seen ginnaaw ñoom ASP yi ñoo koy créer donte nag maa ngi leen di saluer parce que ay xale yu bëgg liggéey lañ mais dañ lay cokkaas ba nga joteeg ñoom ñu jaay la waa ji làqatuwaat ci ruq. jërëjëf wax nga ñaari am solo. rafetlu naa ci. jërëjëf tey jii boo xoolee par exemple dañuy woowee procès verbal d'enquête préliminaire mooy PV yi. waaw effectivement posé woon na problème. tey jii am na ay solution yu nga xamante ne ñu ngi ko ci commencé di ko ci apporter. parce que bu njëkk da nga naan gis sax ci benn commissariat nga ñëw nit ki chargé parce que dañ naan nul n'est censé ignorer la loi. mais Sénégal fii booy jàpp ñi nga xam nañ li nekk ci texte yi dañ leen di compter. dëgg la. voilà loolu moom waaw. di nga ci gis par exemple niveau d'instruction bi également y a beaucoup de gens nga xamante ne jànguñu. donc da ngay ñëw nga mësaan a arrêté nit jàngul français jàngul dara nga tàppel ko. mu ñëw ngeen ko signé fii mu signé xamul sa lan moo nekk ca procès verbal daan na am mais léegi loolu te day am nag daaw non daan na am mais léegi jeex na léegi dafa soppeeku pourquoi ma wax la ko parce que tey dafa am li ñuy wax règlement 5 de l'UEMOA bu nga xamante ne au niveau de l'UEMOA seen bopp ñoom ñoo tëgg ay chartes yu bees ñoo ne nit ku mu mën di doon dès que ñu interpellé ko rek dafa am droit à un avocat bu ko war a assister. dogguma la mais tout le monde n'a pas aussi droit n'a pas droit à un avocat. non léegi am na.
léegi du soo ko amulee am nga droit demander ko tribunal fekk ñëwul doo wax. ñoom ñoo lay wax ci seen bopp ils ont l'obligation commissariat même boo ko xamul ils ont l'obligation police wala gendarmerie dañu am obligation dès que ñu arrêté ni rek ñu ne la am nga droit nga woote avocat boo nee damay woo avocat waaw xam nga boo nee damay woo avocat en ce moment là mënuñu la entendre tant que amuloo avocat maintenant limite ba waaw mooy ku nekk amul moyen woo avocat. waaw tout le monde ne peut pas. waaw voilà loolu laa waroon wax mooy limite ba. waaw ku nekk amul moyen par exemple woo avocat parce que avocat boo ko déplacé da nga ko war a fay. dëgg la fi mu toll nii li nga xamante moom moo nekk suñu texte yi lu nga xamante moom mooy obligation mooy en matière de crime bu fekkee ne da nga war inculper nit ala kuli alin day am avocat soo amee avocat mu ñëw teew su amul avocat yow état du Sénégal da nga am obligation nga utal ko un avocat. tey am na benn budget bu nga xamante ne dañ koy voté chaque année assemblée nationale mi ngi toll ci 700 millions bu nga xam dañ koy joxe bâtonnier nga xamante ne pour loolu la mais loolu en matière de crime kese la te c'est au niveau du juge d'instruction léegi nag bu fekkee ne procès verbal sa début ba la nga xamante fa lay débuter comme ni mu ko waxee fa nga xamante ne mooy fa ñu arrêté nit ko war ko entendre pour la première fois assister wuñ ko waree xam nga bu boobaa mën na indi problème parce que nit ki mën na wax lu nga xamante ne parce que tiit na ba wax ko. parfois dañ lay torturer ba dañ ciy bëgg a génn. mën na reconnaître lu nga xamante ne xaj na tiit moom moo tax mu reconnaître ko. xaj na bu fekkoon ne encadré nañ ko encadrement bi war xam nga dina mën a wax lu nga xam ne ak teeyaayu bakk yam parce que quand même police ak gendarmerie. am na foo xam ne bu ñu la fa xasee yóbbu ba nga wéet ak enquêteur ba. boo dëgërul fi trop wala xamoo li nga xamante ne mooy sa ak sa yelleef. amaana di nga waxtaan lu nga xamante ne rien que pour génn fa affaire je pense que foofu également. war nañ koo xoolaat un tout petit peu pour yokk. mais est-ce que bu ñu bindalee ba pare waruñu la liiral. gis nga dégluwaat ko ñun la est-ce que yow lii yaa ko wax. waaw parce que am na dëkk yoo xam noonu la ñuy def. mais loolu war soo ñëwee dañ bu fekkee yow mënuloo bind. waaw ki lay bi entendre da lay bindal ba pare. waaw na la déglul. waaw nga déglu mu liiralaat la ko ba mu jeex. waaw lii nga wax. waaw mu liiraat ko 3 fois. waaw ba nga d'accord mu soog leen signal. dëgg la waaw xam nga loolu mën na la fàttali. waaw xam nga tey boo nekkee ci continent boo xam ne démbam daa metti teyam jaxasoo te ëllëgam wóoragul. te nit doon koo xam day fàtt. xeeb te yàkkamti ëllëg. xam nga bu fekkee ne yow da nga ñun dañuy dund ci dundin wu mel noonu pour nga gérer ñu day yomb te dafa am ñetti baat buñ naan diriger. gérer administrer. looy diriger. ay nit ngay diriger. looy gérer ay bain ngay gérer ak ay fonds. looy administrer. ay institution léegi nag loolu est-ce que ñi ñu ko dénk ñoom ñu koy def ñu ngi koy defee ni est-ce que ñu ngi ñuy diriger nit ñu waxoon na noonu la ñuy diriger bu ñu leen joxee suñu kàddu est-ce que ñu ngi ñuy gérer suñuy bien ak suñuy fonds ni nga xam ne nii loolu lañ ñu waxoon na nii lañ koy gérer bu ñu leen ko joxee est-ce que ñu ngi ñuy administrer suñu administration ni ñu leen ko waxee woon te li lay wax loolu mooy tey xale yi nga xam ne tey ñooy jàkkaarloo ak président bi fi nekk pourtant xale yooyu ñoo àndoon ak moom 23 juin taxaw buntu assemblée nationale. xale yooyu ñoo àndoon ak moom buntu assemblée nationale taxaw tey xale yooyu ñoo taxawaat est-ce que kon ñun war na ñoom seen bopp waruñu taxaw posé wu la question na ñun lii ñuy dig askan wi bu ñuy wut mënuñu ko est-ce que waruñu taxaw xool na ñun ñii. li nga xam ne nii mooy li askan wi soxla ñu wax leen ci li ñu man ak li mën a ne. parce que tey boo demee ci dëkk yu bari ci Afrique booy xool par rapport ak Sénégal man dama naan Sénégal amul problème. mais ñàkk a waxante ñàkk a waxtaan ñàkk a waxante dëgg mooy suñu problème. te gis nga mooy li may wax ne. mais Bara sañ naa dugg ci sa wax. mais mosoo gis benn mbër tam buy dem ca làmb ja naan bu ma demee dañu may daan. moo tax kuy ut ci tam réew. du ñëw ne la lii ngeen bëgg day mënuma ko. lii ngeen di xalaat mais day ñëw ne la mën naa lépp. xaaral ma wax la benn day ñëw ne la mën naa lépp. parce que ma wax la benn du xel du jàpp sax nit ki dikk ñëw ne la lii ngeen bëgg ak lii ak lii mënuma ko. Khalifa Sall bi muy wut meeru Dakar dafa ñëw buntu marché asalem boo yëpp kar ko naan ko te boobu ñooñ ñi ngi waaj a jóg foofu. waaw naan ko yow la ñuy kii mun leen waaye dëgg la waaye da ngeen di jóge fii ci sama kanam loolu maa ngi fekk mu leen dëgg la de waaye fii da ngeen fiy jóge dëgg la kon kooku bu gañee jële leen fa. waaw da nga xam ne waxoon na leen ko
mais loolooy dëgg nit ki da nga leen di wax lii dëgg suñ la mënee jox la buñ la mënta jox xam na waxoon nga leen dëgg waaye daal dëgg boobu noonu na nga ko waxee noonu boo ko waxee noonu dëgg moo tax du ma bëgg bokk ci ñuy wax ne politique daal politique waaye doo gis mukk la ñëw ne yéen ñi toog fee bu soobee yàlla fi ngeen di nappee fi ngeen di jaar du yoon bu ma faloo danaa leen fa jëlee ñu lay sàndir kat moo tax dafay doy waar mami li ngeen wallaay dinaa dellu si ci Daouda parce que bëggoon naa mu leeralal ñu waxum avocat bi tey bu ñu jàppee benn ni ma naan sànq du ñëpp ñoo mun a am avocat loolu laa bëggoon wax bu ñu jàppee benn Eva boo xam ne ñawkat la rek bu nekk fenn bu dul ne dafa àgg xëy na ca tribunal ba ñu soog a am avocat wu naka lañ koy woyee sax waaw kañ bu fa nekk dimbali ko laataa muy nekk ci police bi fi mu nekk mën na souffrir parce que amul ku ko jàppale pour fital ko déjà xamul ay chartam xamul droit am xamul texte yi kooku day yomb ñu am nuñ ko def dañu war kay bu ñu ko jàppee mu nekk ci police bi ñu wax benn avocat buy teew ñëw mën ko déglu bu ko defee ñëpp tolloo loolu mooy wax maa ngi koy jàmbat ñu ngi dégg suñu réalisatrice mu ne waxtu bi jot na maa ngi koy jàmbat barki dem ba tey ndax xam nga coow li mooy lu yàgg ci njaw di njaw te yaakaar naa ne fukki ati yàlla ku ko yor association di jàppale femme détenue yi war nga xam léegi lu bare moo tax bu daaw de miin dee wax dama koy jox temps parce que damay bëgg yoon dafa sew may bëgg yenn yi ma di ko ci xamee mais xam naa ne PV dugal nañu bare bari ci que ne ñenn ñi dinañ leen traumatiser dofloo leen comme li nga wax ndax xam nga bu fekkee ne xale yu Ndakaaru yi yàgg a sànnente xeer ak policiers yi la amul problème waaye xam nga man mi jógee kër Amadou Yàlla wàcc Ndakaaru ginaar yi ma sëppoon rendeeguñu ko police ne ma taral xam nga man dama naan ko monsieur commissaire ndax waa ji dañ koo jàpp ne ko noo tudd mu ne bindal Mamadou Moustapha boo ko tegee nga boole ci daam Ahmadou dem naa màkk ñetti yoon donc def ci élage waa ji ne ko mbéj ràll xanaa di nga rus daaw na waa ji ne ko mbéj ràll ne ko noo tudd mu ne ko bindal wëcc moo gën a gaaw du yàgg te du feesal kayit bi macha allah fii du ma ci teg dara macha allah mooy waxtu bi jot na mais ASP yi daf ma koy dencal tontu ma sax même bu dee informateur parce que lu ma bëgg a dégg la ayca Daouda waaw li ma koy ciy wax mooy benn ci procès verbal bi waaw fekkee dañ koo tëral ni ñu ko war a tërale waaw warul poser problème parce que code de procédure pénale daf ne le procès verbal ne vaut qu'à simple titre de renseignement donc warul lié sa juge ba nga xamante ne après moom mooy jugé dëgg la bu fekkee dañoo tëral yoon même la nga xam nit ki wax na ko ci procès verbal bi juge waru cee basé wu pour tëj wala mu yóbbu nit kaso faut que moom mu war def beneen liggéey bu nga xam moo ko yóbbu kaso donc loolu je pense que bu ñu ko réglé wee dinañ ko réglé beneen bi mooy affaire ASP dañ ko waxte dee tey bu ñu toogee ñu ni police ak gendarmerie takk der yi respecté wuñu ratios internationaux yi parce que tey Sénégal dañ ne li nga xam moom moo nekk au plan international c'est benn takk der pour 1000 personnes population Sénégal xaajuñu ba koy jege bu ñu demee ba gis nañ ne Sénégal war nañoo yokk sécurité bi li gënoon rafet mooy ñu jël ñooñu noonu dugal leen ci organes yi nga xamante ne structure yi nga xamante ñu normal la police wala gendarmerie ñu recruter leen dugal foofu mais boo créé beneen corps bu nga xamante dafa nekk à côté xam nga dafay indi ay abus parce que tey jii dañ koy gis ASP yi waaw da ngay ñëw ASP mu taxaw mu laaj la permis man boo mu ñëwee laaj ma permis du ma la ko jox en vertu de quoi nga war ma laaj permis parce que ton statut ne te le permet pas je pense que ne bu fekkee dañ nekk ci état bu nga xam ne dañ bëgg lépp dox ni ñuy combattre milices privées yi xam nga noonu la ñu war a combattre yeneen yu nga xamante ne organe bu nekk ci état bu nga xamante ne répondre aux normes bu ñu ne dañuy recruter mais nañ leen dugal ci police wala gendarmerie ñu tàggat bu nga xamante ne bu ñu génnee dañuy am attribut yu nga xamante ne mën nañu war a appliquer la loi dans mais ASP yi quand même je pense que c'est pas normal doyal lu ñu dara ñu ngi nuyu waa Facebook mënoon nañ fi toog di lire li nga xam ne moom la ñuy bind ñoom tam muy ay dolleeku ci ñun parce que boo ci liir bu ne rek wax dëgg yàlla am na solo nee nañu ñu ngi lay remercier ci pertinence bi di la bàyyi nga tàggatoo yow sax doo xam naa aller retour la ndax suba rek mën naa la seen ci télé bi non wax dëgg yàlla maa ngi am mbégte teew fi comme ni ma leen ko waxee woon rek franchement man thème yi ngeen di aborder dama koy seetaan parce que bu fekkee na nga bokk ci dëkk mu am ay thématiques yu nga xamante ne ñu dañ koy waxtaan xam nga pencoo pour waxtaan pour trouver ay solution loolu mënuñu lu dul rafetlu ko di leen encourager encore une fois ci liggéey bi di encourager ci pertinence wu question yi encourager leen également ci pertinence débat yi et puis la qualité des personnes yu nga xam moom ngeen di indi fii wax dëgg yàlla émission bu am solo la bu nga xamante ne maa ngi leen di encourager quoi et puis di leen féliciter wax dëgg yàlla jërëjëf min
Baara l'Africain ami de Ndoye Bane. waaw di kontaan rek si waxtaan ni mu tëddee ak li fi génn si xam-xam. di gërëmaat rek ñi nga xam ñu ngi doon déglu ñëpp. te xam ne. am réew comme ni mu ko waxee dañ koy pencoo. dëgg la te olof danaan koo ne duma la toog fa ngeen jëm daa soriwul. dëgg sëriñ seex na déedéet bu la kilifa yaree lu yoon wasa gudd doo ko topp. kon nañuy bàyyi xel nañu jàngalaat nit ñi. ndaw ñi nañ leen jàngal réew mi ñu xam réew mi li ko samp lan la ñu xam réew mi li ko garanti lan la ñu xam ñooñu ñooy ñan ak ban cër lañ leen war ak ban nopp lañ leen war a déglu ak ban xel lañ leen war a déggee bu loolu amee rek foog naa ne li ñu bëgg ci réew mi mën nañ ko am ndax ñun foog naa ne am nañ ndaw ñoo xam ne ndaw loo xam koo wax mun la dina baax kooku pour nga régler problème am yomb na koo wax mun la noo muñal rek dina baax bu kooku régler problème am yomb na te sëñ Cheikh daf doon wax ne xam-xam tuutee ci ñëw mu ne tuuti boobu ci ñëw tuuti lañ ci jàng tuuti lañ ci bind mu ne tuuti buñ ci bind tuuti lañ ci jàng mu ne tuuti biñ ci jàng tuuti lañ ci dégg mu ne tuuti biñ ci dégg tuuti lañ ci jëfe mu ne tuuti buñ jëfee tuuti lañ sellal mu ne waaye tuuti yooyu soo ko boolee di nga am tuuti kon nag nañu bàyyiwaat xel rek na réew mi ñun ñoo ko bokk nañuy sàkku di gëstu surtout suñu mag ñi dañ leen di gëstu bàyyiwaat leen xel di nuyuwaat waa altu ndàngal ma bu baax a baax di nuyu waa sama kër maam El Hadji Bara Diop di nuyuwaat Daouda mami maa ngi leen nuyu kontaan ñu ngi lay fay bu baax jërëjëf Mami Linguère wallaay xanaa delluwaat di amaat mbégte rek waxtaan wi moom macha allah man damaa yaakaaroon sax ne dañoo def 5 minutes rek bëgg a tëj émission bi mais comme gis naa ne Miya Ndour nga fi fekk gis naa ne waxtaan bee neex macha allah mais Daouda moom soxlawaat nañ ko wax dëgg yàlla Alaaji Baara kàddu yi rafet na ndaxte daal liñ ci mën a jàngatee bari na ndax ñu baree bari Eva ñi ngi leen di sànq ñi ngi leen di mettital te ñàkk a xam ñoom seen ay charte ak seen ay wareef moo ko waral wax na ko bi muy ubbi ndax xam li nga war a defal sa réew di ko laaj li la sa réew war a defal nga di ko laaj baax na mais yow xam li la war mais dañoo egg ci réew mi foo xamante ne nii loo wax waaye weddi ko te du fa teg dara te looloo gën a yées ci waxtaan def ko jikkoy mbër rek booy waajal combat ne mbër mi su moom ko yàlla mi yor ndam yàlla na ma yàlla may ndam su ma ko jàppee yàlla may defal ma daan ko boo demee daan mbër mi ñu wax la nga ne sama liggéeyub ndey la li ma entraîné xajul woon ci Gris Bordeaux mi ngi lay dégg donc lu ci nekk rek dañu koy delloowaat ci fi ñu ko war a delloowaat war ma suñu kilifa yi ba ñu am kàttanuk ñoom itam ak ñemeteeg taxaw wax ndaxte réew mi dañoo bundu xataal kilifa yi ci bu ñu waxee ñu jaar ci feneen wax leen lu ñu leen war ta wax delluwaat di santaat waa Sénégal gépp di wax ne ki jaar ci robb bi mooy Mori Fall mi ngi ci 77 174 mi ngi ci 77 174 98 08 waaye ki jaar ci bopp bi tamit mooy salon sunu taar mami sama rakk ji yow itam yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu nag kilifa gu baax muy Alaaji Cheikh Gumbala darman ko bu mag bi maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax jërëjëf Mami la ngeen wax rek moom la ñu tëjee ndax ku ci nekk waxam am na sens lool macha allah ñuy ñaan yàlla jotaay yu ni mel yàgg fi di am ñuy remercier itam waa régie ndax Miya Ndour a ngi fa moom itam ànd ak staffam bu nu doon lim du nu noppi waaye bépp technicien bu fa nekk ñu ngi lay remercier ànd ak soxna Miya may remercier itam di boor boutique Fatima Seck macha allah pour robe bi nga xam ne Eva Tra sol na ko ma nga nekk ci 77 574 45 65 77 574 45 65 keneen ku may remercier sama doom la Xanata Diagne ànd ak rouge bu Eva Tra salon Feritelis voilà ñoom ña nga nekk ci 77 104 10 16 77 104 10 16 Ndey Taal ma nga ca Abuja yaayu Mansour bu ndaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax remercier bu baax a baax bijouterie Rotonde comme ni ñu koy defee saa su ne bijouterie Rotonde mooy sunu bijouterie yal na nu yàlla may dégg ak topp ñu jox leen rendez-vous suba ci kattanu sunu borom bu leen quitté jàkkaarloo leen toujours ak TFM ndax programme yi dafay continuer te yéen la fi nekkal.